ziar attends mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax na tey aussi dañ déplacé wu ñëw ba fii ci Colobane ñëw seet si un espoir comme c'est l'habitude de le dire seen émission après combat victoire après combat tey ñu ngi ñëw seet si Bébé Fass pensionnaire de l'écurie Fass bëre na yàggul digganteem ak Karbala bu Pikine Karbala bu écurie Tefes gi mais on a vu comment ça s'est passé daf cee génn ak victoire bu rëy jël bu rëy la fa bëre daan moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séq ak moom waxtaan fi mu jógee fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm et tout tey ñu ngi fas yéene jàkkaarloo ak Bébé Fass bu écurie Fass fas yéene séq ak moom waxtaan sama waa ji mbër mi maa lay ziar naka yi tey Bébé Fass bu Colobane Bébé Fass le Baye Fall lan ngay nuyoo déjà ñi lay seetaan. waaw di leen sant di leen gërëm rek di am contentement ci déplacement bi jaajëf defal maa ngi leen di sant di leen gërëm. dafa jaadu. di sant supporters yi. di leen masawu ci coono combat bi ñu jógee. di leen wax ne Bébé Fass mi ngi ñëwaat ak beneen manière. mi ngi ñëw ak beneen manière maanaam Bébé Fass dafa fas yéene daa jiwaat beneen maanaam beneen boîte bu bees tax bii moom passé na déjà mooy sa diggante ak kii di Karbala ngeen bëre keroog à l'arène nationale mu nekk un combat choc parce que Karbala dañu déggante avant combat bi mu ne ma grand bi jël naa Bébé Fass ma ne ko jël nga mbër bu lëj mu ne ma dama koy wàcce yow it ñu déggante nga ne ma non booy dañuy xaar parce que dafa am feneen fu ma teg samay bët voilà boo xamante ni ba Karbala yow li ma la waxoon ci Karbala nee naa la Karbala corona bi moo toll na. waaw mais classé woon naa deuxième ba teg ko nekk. waxoon nga ma loolu bi ma ñëwee temps il est passé fekk la bitig ba nga ne ma Karbala classé woon naa dossier bi ba teg ko côté instant bi man ak keneen lañ doon wax mais dossier Karbala maanaam classé woon naa ko maanaam palmarès bi Karbala duggoon na ci ba noppi mais jour ji da nga ñëw confirmer loolu booy avant combat bi avant ngeen di dugg ci biir géew bi sa tuus bi booy mënoo fecc de. tous moom mënuma ko moom. ah yow foo taxaw ñu ne la Bébé Fass ak a mën a bëre ak a mën a bëre ak a mën a bëre mais fecc. waaw loolu moom yàlla da koy def ndax yàlla mënu laa may lépp. ok mënu laa may benn bëre bi. benn technique bi. ba pare may la tamit ambiance 100%. après loolu lépp ay répétition la rek dinaa ko defaat. ay répétition la côté boobu di nga ci jéem dara parce que ñoom it benteñee ñoom ñoo taaral tuus bi kan nga àndaloon benteñee ak kan. ak Habib général numéro 2. Socé Waane numéro 2. ñoom nga àndaloon ñu tuus lu rafet. yaa ngi may dégg benn instant tuus bi nga ñëw maye lu sew. ci biir géew bi. arbitre sifflé génn sa diggante ak sa adversaire loo def. li ma def moom attaqué ko rek. waaw jàpp ko bëreeg moom wane ko tey damaa liggéey. da nga liggéey. waaw parce que aussi je vais dire une chose kii Bébé Fass est-ce que xam nga ni yow maanaam da nga trompé nit. parce que nit mën na la xool comme ça sa jëmm jàpp ne waa ji amul doole mais geste technique bi nga effectué keroog pour daan sa adversaire ku amul doole mën na koo def. waaw ku amul doole mën na koo def parce que gars yi dañuy laal weñ te man lu ma ëpp lépp bu ma amee combat. footing rek laay liggéey. jéeg matin defar xol bi. waaw defar xol bi entraîner suuf laa ëpp lu may liggéey mais man ngaa bañ a am benn masse boobu. mais koo jàppante da ngay xam ne jàppante moom. da ngay am force intérieure. waaw. man ñi may contact ak ñoo ko doole ñi de man dama leen a xeeb. waaw ça c'est vrai parce que écurie Fass moom mën naa ne poids bu ne am na fa. voilà exactement. ok est-ce que mën nga ma wax nan nga daane kii di Karbala bi arbitre sifflé génn seen diggante foo ko jaar ba daan. ban bi sifflé dama dox ci kaw. waaw mu daal may dóor ay aperture. man lépp maa ngi bëgg a jàpp pour bëgg a bëre. ma jàppee nag ñaari loxo ci ngem. ci laa ko lamb na ci faar bi. moo ko lambee. ci nga dugal ay coups ci faar bi. waaw ok dugal ko ay coups léegi nag moo ko dugalee nag ba ma dem ba xam ne kii jeexal na sonn na ci laa ko kii ma imposé ko doole songale ko. jongle ba ci kaw. songale bi dafa am rotation. jongle bi dafa ànd ak rotation. dafa ànd ak maanaam jongle woo ko ci kaw rek dóor ci suuf mais da nga jongle tourné en. damaa mel ni lu sensé fii. ok lépp pour mën ko déstabiliser. waaw kay pour bëgg jël bi nekk spectacle. jël bi nekk lu spectaculaire loo xam ne amul benn werante xam mbër des fois dina daanu jóg contesté jóg ne non jël amul mais des fois mbër daanu xam ne wopp amul werante daanu naa jël bu rëy mais noonu la fa demee sa diggante Karbala te booy la aussi boo xam ne dafa mën a bëre Karbala. waaw ku mën a bëre dafa mën a bëre lool. voilà nga daan ko jël bu rëy jël bu amul benn werante Karbala dugg na ci palmarès Bébé Fass. raka ji foo jëm. loolu rek laa waxoon. foo jëm moom mooy maanaam ñu dox ma ci combat yu mag yi rek. comme yàlla.
bëgg naa Sisa bëgg naa ko. Ziza man. Sisa bi doon bëre rëb. Ziza bi daan Petit Niang wala 2 Ziga ngay wax. waaw 2 Ziga bu sàkku xam-xam. 2 Ziga bëgg naa ko. ok rëm bëgg naa ko. rëm bu yëmbal mbooloo. kii Papa Boy Djiné. bëgg naa ko booy kiri waalo. waaw ok bébé bis mi bëgg naa ko. bébé bébé Fass. yow nag du ma la wax ne da nga bëgg a xaru mais est-ce que xam nga ñi nga tudd est-ce que xam nga fi nga nar a dugg. bien sûr xam naa ñu ma tudd. parce que 2 Ziga nga tudd de. waaw 2 Ziga. 2 Ziga laa tudd. xam nga ko. xam naa ko bien sûr bu baax. est-ce que seetaan nga ay combat bokkoon journée bi. voilà yéen a bokkoon benn journée. kon yow yaa ko tey kon ki ngay laaj xam nga ko. xam naa ko bien sûr. 2 Ziga moom ngay laaj 2 Ziga bu sàkku xam-xam. 2 Ziga laay laaj ak rëm. Papa Boy Djiné. ok ok Papa Boy Djiné ok série moom da nga koy kaañoo déjà da ci yokk ay série ndéygay comme ça ce qui veut dire que ne maanaam na jël avance bi ñëw ngeen jàkkaarloo. bébé bis mi aussi boole nga ko ci. bébé bis mi boole naa ko ci. nañ benn mbir mi est-ce que am nga bëre bu daan 2 Ziga damay laaj rek est-ce que am nga bëre bi. ñun ku na xam ne ñun Fass lañ ne. d'accord 2 Ziga parcelle la ne. voilà couronne bi mi ngi parcelle. waaw léegi nag. boo mënee Fass nga nekk. boo nee technique rek moom Fass ngay wax. parcelle. parcelle loolu écrit bu. sa diggante ak yàlla parcelle amul ay ndaanaan. bébé Fass déedéet. ñoom ñooy première position instant bi ñoom ñoo yor couronne bi. waaw mais ñoom ñoo yor couronne bi mi ngi parcelle. waaw couronne bi fa la ne nii waaye bu fekkee ne bëre ba ñuy tax di wax dëgg. Fass nañ ko xamee quoi. d'accord ba ci da nga fas yéene dugg ci 2 Ziga da nga fas yéene dugg parcelle jël 2 Ziga. waaw bëgg naa ko de. d'accord kon 2 Ziga yow yaa moom loolu. waaw moom moo ko teree neex. ak kan nga ne rëm. boo gisee ma lim ñooñu tey. interview bu njëkk ba damaa limoon ñeneen ñu xeeb ma. dama yow yaa bëgg lu nooy. yow ñi nga lim dafa nooy ay boo sita la te bëggoo lu nooy. te bëgguma lu nooy loo boobu laa bëgg. ba tax nga tudd fi 2 Ziga. waaw ma ne déet waaye nga tudd rëm mi nga xam ne moom moo daan 2 Ziga. waaw loo mën ci rëm. waaye yow am nga bëre bu daan rëm est-ce que am nga kattan bu daan rëm. bien sûr am naa ko bu baax a baax te bu taxawoon tey nga xam ni ma lay wax. bu combat bi taxawoon. waaye damay ñëw confirmer comme ni ma la waxoon ci Karbala loolu laay defaat. bu combat bi taxawoon dañuy soog a comprendre. waaw nu maa la ko wax. ok non bu ñu waxantee dëgg rek Karbala am na loo ma waxoon. waaw te jour ji loolu nga appliqué. waaw nag ma ne temps bi mën na la naam nga ne ma corona bi moo ñu tooñ. waaw mais bu woon corona bi fekkoon na dossier Karbala ma classé ko ba tegee ko nële. mais nag Karbala ak ñi ngay tudd bokkul ñi ci beneen niveau lañ nekk. ñi ay mbëru grand combat ñoom ngay tudd instant bi. ci man ci ban niveau laa nekk. yow bu ñu waxantee dëgg rek mérité nga évoluer toll ci beneen niveau. parce que mënoo jeexal say morom te mënoo di tourner en rond toujours. affaire bi escalier la da nga war di bëre di yéeg mais man fi nga nar a dugg ci boppam laa wóoluwul. man damaa sonn ci boy yi may jox parce que damaa daan 6 combats laa def. ñaata victoire. 5 victoire benn défaite laa am te benn défaite boobu li ma ko andil xam naa ko ba dootuma ko defet. gars yi nee nañ défaite defaru la. waaw benn défaite boobu peut-être moom moo la def mbër. peut-être moo la def mbër. 2016 la woon. 2016. ba ma jógee ba tey 100 bi mooy loolu. 5 ans sans défaite. waaw bu ñu waxantee dëgg rek mérité nga évoluer ci beneen niveau. waaw mais fi nga bëgg a jaar moo baaxul. am nga kattan bu daan mbër. bu daan rëm la Baye Fall. rëm jóge ci lastandeer nga xam ne moo gën a wow ci gars yi. mais bu woowee boobu man rawatina man. yow maanaam. koo gis ñu ne ma boy bi dafa wow. boy bi dafa wow. buñ ko booleeg Bébé Fass. voilà exactement. ay keleem réer ko. voilà loolu lay doole. d'accord kon rëm yaa moom loolu jàppal ni waa ji mi ngi sa kaw léegi kee ngay neexal nag booy géej waaye Papa Boy Djiné mi ngay neexal naan ay série Ndeye Gueye ak genre yooyu noonu. waaw damaa bëgg mu dégg affaire bi. waaw léegi mu jaaju ñëw. sa diggante ak yàlla Papa Boy Djiné mbaa du defet bi mu am keroog moo tax nga yàpp ko. non lan la. ñooñu ñëpp gënuñu ma palmarès. Papa Boy Djiné non gënuñu la palmarès bu ñu waxante dëgg rek. exactement gënuñu la palmarès ëpp nañ la coow peut-être bien bëri nañu ay grand combat parce que ñi nga tudd yëpp bëri nañ grand combat. 2 Ziga daaw la bëre grand combat arène nationale ba diggante ma Kaw Gourdin gis nga moo daan. rëm daaw fële la bëre grand combat Bargny daan fa lastandeer. Papa Boy Djiné ndeysaan diggante mag dem si yàlla si kii waay booy tëngeej bi Assane Diop. Papa Yada diggante ma Papa Yada grand combat la woon yaa ngi may dégg bébé bismi su ma juum bébé bismi diggante ma Ada Fass woon grand combat. moom Ada Fass bëree na fa ay grand combat yaa ngi may dégg xam nga yow bëree goo grand combat moo tax ma ne la waaw man maa bëree 6e combat. 6e combat jour boobu. bébé bismi bëree grand combat. ki laa doon bëree Pape Guy gi. ok sa diggante ak Pape Guy gi même jour bi la woon. même jour bi la woon. waaw léegi moo tax ma ne la ñooñu dañ la maanaam ñoo ngi ci beneen niveau.
yaa ngi may dégg mais boo fa bëggee dugg est-ce que tamit ragaloo boo fa jaaree ñu freiné la. non freiné man ragaluma ko freiné te duñ ma freiné sax. duñ la freiné. ndax man damaa bëgg a dem au sommet quoi bëgguma ne ci catégorie bi. ok catégorie bi ma ne. da nga bëgg a dem au sommet. voilà moo tax booy bëree di daan da ngay bëgg di évoluer. waaw loolu laa bëgg di jël ay mbër yu prouvé. voilà exactement noonu la def. voilà c'est clair kon daal gars yi nañ ko xamee noonu. Bébé Fass mi ngi ñëw dal seen kaw. looloo leer su ma la wooyee Baye Fall nga ne ma naam de. waaw Baye Fall bi kon ci loo ne. maa ngi ci jàmm bu baax. cité nga léegi say potentiels adversaires. waaw parce que aussi da nga bëree daan. c'est tout à fait normal ku bëree daan nga évoluer ci beneen niveau. financièrement aussi nga évoluer loolu dafa jaadu. mais ba tey benn instant damay xaw a génn foofu tuuti. mbër kan mooy sa idole. sama idole Bruce Lee. Bruce Lee bu Fass. mooy sa idole. voilà qui est clair mbër bu mën a bëre ngi noonu. lamb ji wërngal këpp kan moo fi daax bëri. kan moo fi dàq bëri. waaw. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 moo dàq bëri ci lamb ji yow yaa seede loolu seedal ma tànnal ma juróomi mbër yi dàq bëri ci lamb ji Balla Gaye 2 ak kan. Balla Gaye 2. waaw. Reug Reug. Reug Reug. Modou Lo. Forza bu Fass. des benn. ak Lac Rose ñi ñoo dàq bëri ci lamb ji su ma la laajoon lamb ji wërngal këpp kan moo ci dàq fecc en tant que mbër xam nga mbër déjà day apprécier. kan moo ci dàq fecc. waaw koo xam ne bu géwél yi tëggee mu fecc rek nga awiyee nga kontaan. Ama Baldé Pikine Falaye Baldé jàpp nga ne moo dàq fecc ci lamb ji moo gën a dégg galañ ci lamb ji limal ma juróomi mbër yoo xam ne jàpp nga ne ñi ñoo dàq fecc ci lamb ji Ama Baldé ak kan. Ama Baldé. waaw. Malaw Seras man bu Falaye Baldé. waaw bu Falaye Baldé ñëwal. Alaaji Mbay géwal. Alaaji Mbay bu Ama Baldé ñëwal. ñu des ñaar. fecc laa la wax ñi dàq fecc ci lamb ji laa la laaj Ama Baldé nga ma jox Malaw Seras. Alaaji Mbay. Sa Thiès Salif Sakho rakku Balla Gaye 2 da nga koy dugal ci juróomi mbër yi dàq fecc ci lamb ji mu des benn. ak Siteu le Baye Fall de Diamaguène ñi ñoo dàq fecc ci lamb ji ban mbër nga gën a naw ci entraînement koo xam ne fu mu entraîné taxaw boo ko xoolee ne waaw. mbër mu gën a naw ci entraînement waaw koo xam ne fu mu entraîné taxaw boo ko xoolee nangu. kooku moom Papa Sow laa woon. Papa Sow. ñeme na entraînement lool. waaw. naw nga ko lool ci entraînement. benn combat bu muy sumeeku nga ne entraîné wul nga ne baissé na forme wala quelque chose de ce genre. mën na bëre daan waaye baisse de forme mosu koo am. saa yu entraîné taxaw boo ko xoolee nga xam ne kii. moom nga gën a naw ci entraînement mais limal ma juróomi mbër yi nga gën a naw ci entraînement ci làmb ji te Papa Sow ak kan. Papa Sow waaw. Balla Gaye 2. Bombardier. ak Reug Reug. Ama Baldé ñi nga gën a naw ci entraînement non 5 booy 5 laa la laaj 6 nga ma jox de 5 laa la laaj. voilà non yow yaay limaat joxaat ma nga ne Papa Sow ak kan 5. Papa Sow waaw. ñi nga gën a naw ci entraînement Bombardier waaw. Balla Gaye 2. Ama Baldé. Modou Lo ñi nga gën a naw ci entraînement ci làmb ji n'est-ce pas benn instant ma xaw a jóge foofu tuuti dugg ci sa vie privée mbër yow sa wàllu bopp loo gën a bañ ku la ko def loo xam ne ku la ko def jot sa jikko. lu ma gën a bañ. waaw. mooy ku ma dul wax dëgg kay. ku lay fen. waaw kay. maanaam ku lay jàppee ngaaka. waaw genre yooyu. maanaam man li ne ci man rek mooy man laa bëgg moom laa bëgg mu ne ci ku ne ndax man bu may wax dëggu laay waxee ak loo xamante ni lu ma gëm la. loo gëmul doo ko wax. waaw kay mais man daal bëgguma koo xamante ni day wax fii ba pare wax lii ba pare maanaam te la muy wax du ko jëfe quoi. voilà qui est clair. waaw voilà qui est clair ban jikko moo la gën a neex ci góor. ban jikko moo ma gën a neex. ci góor yàlla jikko boo xam ne waxoo gisee ci góor da nga koy naw. bari na. jox ma ci benn. góor war naa am respect ci ay waajuram quoi loolu. respecté say waajur boo gisee góor yàlla bu respecté ay waajuram da nga koy naw. voilà exactement. ban jikko nga gën a naw ci jigéen. waaw. jigéen moo ci bari na. jox ma ci benn rek jikko joo xam ne boo ko gisee ci xale bu jigéen da nga koy naw lool. maanaam jigéen bu am fulla. am fulla mooy lan am fulla mooy lan. am fulla mooy am caractère. am caractère. voilà ok. ok ba nga xam ne yow genn góor loo xool dina ñeme quoi. voilà qui est clair loolu mooy jikko bi ngay gën a naw ci jigéen. d'accord ba tey mbër mi boo amoon benn baat CNG
lan ngay njëkk a indi ci làmb ji loo xam ne yaa ngi gis ne lii boo ko yokkoon si làmb ji avantage yu ñëpp lay doon lan ngay njëkk a yokk ci làmb ji. man bu ma amoon doole boobu tey CNG. waaw damay wax maanaam mbër yu ndaw yi. maanaam ñuy jàppale mbër yu ndaw yi CNG. parce que mbër yu ndaw yi dañoo sonn trop. coono bi lan la. waaw coono bi lan la pour promoteur yi bañ leen tëggal ak yooyu. ak maanaam di leen laaj ay caution. affaire yooyu loolu dafa metti ndax làmb dafa metti yow nga war a bëri ñu fay la ba pare nga ne ñëw sumeeku di dóorante. ba pare léeg-léeg mbër bëgg combat ngay ñëw ñu naan la da ngay joxe caution. wala ñu ràng la addunaay bii ngay wër di jaay. loolu dafa metti ça c'est très grave. nañu jàppale mbër yu ndaw yi. boo amoon baat CNG loolu ngay njëkk a plaider. nañu jàppale mbër yu ndaw yi. boo amoon baat CNG lan ngay njëkk a génnee ci làmb ji loo xam ne mi ngi ci làmb ji nga koy gis te neexu la mu wóor la ne boo amoon benn baat jëlee ko fi. man làmb ji loolu bu ma ci amoon part. waaw maanaam violation bi ñuy def ci làmb ji. violence bi mais violence ban côté violence supporters yi wala violence service d'ordre yi wala ban. deux cas yëpp laay wax supporters yi ou mbër yi. ndax dafa am mbër yoo xamante bi danoo xaw a kon quoi. dañuy yee fitna. voilà dañuy yee fitna signature na ci biir signature bi di xeexat di dem ñu te sport du loolu. ñun ñëpp ñoo far. billahi. waaw du ñu ennemi quoi. non on n'est pas des ennemis. ay adversaires la. on n'est pas des ennemis bu jeexee rek jeex bu jeex yow ak sa adversaire dañuy yéen a ngi déggante téléphone. bëri ngeen nga daan ko jël bu rëy yéen a ngi déggante téléphone. loolu mooy yëfi nit. mais même keroog signature ba doon waxtaan normal. mu di ma tooñ ma di ko tooñ. man kay fi ngeen ñëwee stade bi ngeen ñëwee stade filmé naa ko publier naa ko maa ngi naan lii dafa rafet ñaari adversaire ñu ngi taxaw di waxtaan naa filmé naa ko dama ko publier ñëpp jot ci bëri ngeen le meilleur a gagné te yéen a ngi déggante téléphone mais loolu mooy yëfi nit yaa ngi may dégg mais combat taxaw ngeen jàpp ne ku ci nekk jàpp ne kii sama noonu la wala quelque chose comme ça ça ne vaut pas la peine du leen yóbbu fenn n'est-ce pas. du ñu yóbbu fenn moom d'accord mais loolu dañ ko war a dépenser quoi. dimension boobu dañ ko war a jël ñu xam ne ñun ay noble lan. mbër noble la de. voilà exactement mbër noble la de. ñu naan mbër yi dañoo dofee dañoo def nangam. dañoo con ay dof lañu. parce que seen comportement ñoom ñoo war a bañ loolu éthique boobu ñoom ñoo ko war a bañ. uude ni mu la gisee rek noonu lay ëwalee quoi. ëwalee ak moo leer. voilà ak moo leer kon daal gars yi nañu bàyyi xel seen bopp bu baax. defaraat seen nekkin. yaa ngi may dégg gën koo rafetal ba tey on avance mbër mi ban mala moo la gën a neex ci mala yi. ban mala. waaw le lion. lion lan. gaynde. xam naa doo yar gaynde de. bu ma yar gaynde waaye moom. xam nga laaj naa nit ban mala moo la gën a neex mu ne ma xar dama yar ay xar ma laaj nit mu ne ma golo su ma amoon golo dama ko yar yow nga ne ma lan gaynde. gaynde rek. maanaam moom affaire bu ma neexal da nga maa laaj bu ma neex. waaw xam nga boo noonu moom ban élevage nga bëgg affaire yooyu. mala laa la laaj mala rek laa la laaj. gaynde yoo golo yoo xar yoo nag yoo leneen lu mën di doon yaay choisir mais gaynde nga wax mais bu fi yar gaynde. bu fi yar gaynde daal voilà bu fi yar gaynde de mais daal mala yëpp gaynde moo la ci dàqal. gaynde moo la ci gënal da nga yor jukoy gaynde wala. waaw parce que man dama koo dàkkante la sama bopp. xam nañ ne gaynde mooy buuru àll. waaw. gaynde njoloor xam nga njoloor. firil ma dégg. njoloor mooy naaju tàng. digg njoloor. diggu njoloor. waaw mooy man. yow yaay gaynde njoloor. voilà ci biir làmb ji. kon gars yi nañ ko xamee noonu. voilà kon la prochaine boo gisee sama tëjee moom la ñu bind ci kanam. kon su may reporté mën naa ne Bébé Fass gaynde njoloor. waaw gaynde njoloor bi. voilà qui est clair. on avance rakk ji ba tey newoon naa la dama lay topp ma avant combat bi ñëw naa bitig ba ñu toog waxtaan lu yàgg. tey juste après combat c'est tout à fait normal aussi ñu toog waxtaanee waat sa carrière tuuti. ñi nga war a bëreel tudd nga leen. promoteurs yi dégg nañu n'est-ce pas mais préparation combat bi. combat bi ni nga ko préparé est-ce que amoo ci ay jafe-jafe. jafe-jafe yi moom amu ko ci xanaa coono. coono am nga ci daj nga ci coono. waaw coono yu métti daal dañ naa ko. ok ndax damaa entraîné ba mujj. man damay mujj di wax paa yi Fass ma ne leen man combat bi moo ci génne dinaa sant yàlla quoi. parce que un an nga ko préparé. waaw un an. yow yaa ngi waroon bëre. mois de avril 2020 n'est-ce pas. mois de juin 2021 ci nga bëri. le 4 avril lañu waroon. le 4 avril. ñu préparé ko ba mu des semaine. 10 jours comme ça. corona bi ñëw. defe naa moo juumul le 26 mars la corona bi ñëw quoi. parce que aussi activité sportive yi gars yi arrêté ko le 14 mars Bébé Diène ak Fourrière ci lañ bëre
le 15 mars Sokh ak Gamou Gueye waroon a bëre ñu arrêté activité sportive yi nga waajalaat combat bi 1 an. ma waajalaat ko 1 an préparation durant lu yàgg may entraîné. ndeysaan waajalaat ko mu metti lool. mais aussi bëre daan aussi ndam li instant bi sant yàlla. waaw instant bi sant yàlla fàtte naa